ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy wax ci benn entreprise boo xamante ne ni samp na ay basam fii ci Sénégal ñu koy dippee QNET diira ngi nii ay ndaw yu sénégalais di ñu bind di ñaxtu ci entreprise boobu nga xamante ne nii jàpp nañ ni dafa lekk seen xaalis arnaqué leen gëmloo leen ni woon au début que bu ñu duggee ci projet boobu noonu dinañ tekki ci nu mu gën a gaawee mais fu ñu mujj mooy seen xaalis nax saay ñu nax leen te mënuñu ko jooye fenn. loolee tax ñu def vidéo pour xamal ndaw ñi ak sénégalais en général entreprise boobu noonu mooy kan gannaaw ba ñu defee ay investigation ci ñoom parce que suivre nañ entreprise boobu noonu muy QNET def nañ ay recherche ci dëkk yi nga xamante ni jaar nañ fa ak njombe yi ñu fa def loolu lépp dina leen ko détaillé ci vidéo bii nii. balaa dara dañuy xamal d'abord ndaw sénégalais yi que société bii di QuestNet parce que QuestNet la tuddoon QNET après la ñu changé tur bi tuddee ko QNET entreprise boobu noonu lu yàggul dara def na ay njombe ci lu soriwul dara suñu réew muy suñu mbokk guinéen yi en octobre 2017 yóbbu woon nañ ko ci yoon ngir escroquerie maanaam naxaate ak faux et usage de faux maanaam di jaar ci ay mbir yoo xamante ni dara nekku ci dëgg pour nax doomi aadama yi boo demee aussi Burkina Faso def nañ fa ay njombe yoo xamante ni kenn mënu ko naataable ci dayoo parce que bi ñuy implanté wu ci dëkk boobu noonu muy Burkina tout d'abord dañ fa organiser benn conférence parce que ñoom noonu la ñuy def bu ñu ñëwee ci réew dañuy organiser conférence mu nekk benn projet bu attractif nit ñi ñëw teewee ko comme ni ñu ko defee woon Sénégal fii pour nax nit ñi attirer nit ñi ay téeméeri doomi aadama participer woon ci conférence boobu noonu après ñu xamal nit ñi que ni ñoom société la boo xam ni dañuy jaay ay produits bis boobu ñu proposé ñaari produits benn produit bi tudd biodisc nee nañ day filtrer ndox maanaam segg ko ba mu gën a mucc ayib mais aussi nee nañ produit la boo xamante ni day faj lu bari mu amaat beneen produit bu ñu tuddee chipendant boobu benn genre caq la bi ñu ne ñoom li ñu wax day dàq lépp loo xamante ne nii mauvaise onde la maanaam li portable yi di dégager ci lu baaxul te aussi day gën a améliorer lii di forme doomi aadama bi. après ñu xamal participants yi maanaam ñi ko teewe woon ne njaayum produit yooyu noonu dina tax ñoom ñu nekk ay nit yu riche maanaam am alal ci nu mu gën a gaawee parce que produit la yoo xamante ni kenn du ko gis mais nag pour am produit yooyu noonu maanaam jël ko di ko jaayaat faaw ñu investir maanaam ñi intéressé wu ci projet bi maanaam ñi bëgg a jënd jaayaat ko faaw ñu investir lu toll si 325 000 de francs CFA mais ñu ne leen pour mu gën a yombal leen mbir mi faaw ñooñu nga xamante ni bëgg nañ ko jënd jaayaat ko indi yeneen jaaykat maanaam xëcc ay nit yoo xamante ne ni ñoom it dañuy investir jënd ci produit yooyu noonu ñu ne leen léegi ñooñu bu ñu ñëwee par exemple bu ñu indee ñaari nit dinañ am commission wu 30 000 de francs CFA ensuite ñu dolli ci ne leen lu ñuy gën di indi ay revendeur maanaam ay yeneen jaaykat seen commission yi di gën a yokk maanaam dañ leen di xiirtal pour que ñu xëcc ay yeneen nit ci projet boobu noonu ñu ne leen loolu mooy tax ñu nekk ay doomi aadama yu riche maanaam am alal ci nu mu gën a gaawee période boobu noonu lu toll ci ñaari junni doomi aadama ñëw adhéré ci projet boobu noonu ci Burkina Faso jënd seen produit yi pour jaayaat ko cela veut dire que gagné nañ fa ay millions yu dul jeex mais loolu lépp ay stratégie la pour ndax nit ñi dañ leen koy détaillel ci kanam pour mu gën a leer seen bopp naka lay demee dil bu set wecc la boo xamante ni dañ koy teg pour nax nit ñi alors que nit ñi ñuy nax sax ñoom duñu xam que ni ñi ngi leen di nax mais li ñuy xamal nit ñi d'abord mooy QNET seen système boobu noonu liñ ci expliqué dara du dëgg lu tax parce que produit yi ñuy jaay cher na cheraay boo xamante ne nii raar na nga jënd ko pour gis koo ko jaay au contraire da nga koy jënd lépp sa xaalis pour jënd ko yaakaar ni di nga ci am ay bénéfice finalement ay bor moo la ci fekk te li gën a yéeme mooy seen produit yooyu noonu mooy biodisc bi ma leen wax sànq ak chipendant bi boo ko seetee ci marché yeeg ci internet beeg ci yenn boutiques yi doo ko fa gis bu doon ay produits yu efficace la wala yoo xamante dañ ko homologué sur le plan international di nga ko gis facilement c'est-à-dire que ay produits yoo xamante ne la ñoom ñoo ko créé pour jéem a nax nit ñi seen objectif mooy attirer nit ñi xëcc leen pour def leen ay jaaykat bu leen xëccee ba pare ne leen dem leen seetiwaat yeneen jaaykat alors que ñoom duñu xam que ni ñoom ñooy clients yi ñoom ñooy jënd produit yi ñoom dañuy jàpp ni ñoom ay jaaykat lañ alors que ni ay clients lañ parce que jaaykat bu ñëw dañ la naan demal ko wutaat yeneen jaaykat boobu noonu ñu ne ko demal wutaat yeneen jaaykat bu ko defee ñooñu dañuy ñëw jënd produit yi d'abord te duñu xam que ni ñoom ñooy principaux clients yi parce que QNET produit yi ñuy jaay ñu mu intéressé bariwul xeetu arnaque boobu noonu
la entreprise bii di QNET di def biir Sénégal ñi ngi fi nag yàgg na diire ngi nii ñi ngi biir Sénégal di exploiter ay ndaw di leen gëmloo que ni mun ngeen tekki mun ngeen am alal ci nu mu gën a gaawee alors que loolu lépp pour ñoom duufal seeni poos la am alal ci ay ndodd ay ndaw yoo xamante ni dañu bëgg a tekki ci ab système boo xamante ne nii dañ leen koy détaillé mu leer ci nu mu gën a simple. dañuy xamal nit ñi que ni société bii di QNET day utiliser système bi ñuy tuddee vente pyramidale benn système la buy tax ñu nax seen jaaykat yi nga xam ni ñooy utiliser seeni produits yi. ca njëlbeen bi dañuy gëmloo seen jaaykat yi que ni mun ngeen am facilement ay revendeur maanaam yeneen i jaaykat yoo xam ne nii dañuy utiliser suñu produit yi di ko jaay ñoom itam te ci ginnaaw loolu di ngeen am ay commission lu ngeen di gën a xëcc ay doomi aadama ngeen di am ay commission alors que loolu lépp c'est faux. système bi premier vendeur yi maanaam ñi nga xam ne ñoo ci njëkk a adhéré ñoom ñoo ci xaw a laal xaalis dinañ laal xaalis mais tuuti lay nekk du bari te ñooñu li tax ñuy am xaalis mooy bu ñu adhéré rek automatiquement ñi leen jege la ñuy dem wëri maanaam seeni xarit seeni mbokk seen waa kër la ñuy jéem a woo pour ñu adhéré ci projet bi. léegi yow sa mbokk yooyu ak sa xarit yooyu boo leen attiré ci projet bi ñoom ba ñu jël seen xaalis investir yow di nga am tuuti commission mais ñoom après du ñu amaat possibilité am yeneen vendeur c'est-à-dire que produit yi ñuy utiliser yi ñuy jënd ñoom day des seeni loxo parce que du ñu gis client buñ ko jaay. ci gàttal yow booy attiré ci projet QNET bi maanaam boo ñëwee pour liggéey ak ñoom da ngay am parrain boobu noonu moom day am commission ci lim la parrainé parce que moo la attiré moo la xëcc. yow tamit pour am ay commission comme ça parrain da nga jéem a xëcc yeneen jaaykat yooyu tamit di wut yeneen jaaykat pour jéem a bénéficier wu ci commission yooyu noonu léegi nag ci système boobu noonu ku ci nekk di xëcc ay nit la QNET di am ay jaaykat yu bari yoo xamante ne nii ñooy jënd ay produits maanaam ñoom dootuñ soxlaate ay clients parce que jaaykat yi nga xam ne ñooy ñëw di liggéey ak ñoom ñooy nekk clients yi parce que ñoom ñooy jënd produit pour jaayaat ko alors que ñoom duñu gis clients yu ñu jaay. léegi ñoom duñu soxlaati di dem di def ay publicité ci télé yeeg rajo yeeg ci journaux yi finalement yow da nga yaakaar ne ab jaaykat nga ak produit bi nga jënd alors que yow ci clients yi nga bokk yi ñuy jaay seen produit yi te yow doo ci sax xam dara parce que pour nga adhérer ci projet bi ñoom foog nga jënd seen produit ba pare boo ci bëggee dugal tamit beneen nit kooku tamit foog mu jënd ay produit kooku tamit naka noonu lay defaat ak keneen léegi produit yooyu noonu mooy tax ñoom marchandise yi nga xam ne indi nañ ko mu jar mu jeex tàkk alors que yéen ñi koy jëfandikoo du ngeen ci gagné dara. système mu jaay boobu nag dañ ko tere ci dëkk yu bari boo demee France Canada Belgique dañ ko fay aaye te boo xoolee société bii di QNET tey profité wu ci naïveté wala ñàkk a xamu jeunes yi nga xam ni bëgg nañu liggéey bëgg nañu daan seen doole bëgg nañu tekki bëgg nañu mënal seen bopp pour di leen jéem a arnaquer. bu ñëwee ci dëgg même système bi lay appliqué bu coow li jibee tension bi am nit ñuy commencé koo coow mu daw nekk ci beneen réew. QNET nag ban dëkk la juddoo loolu xam ko dina jafe lool mais li leer ba leer mooy seeni première activité États-Unis la tàmbale foofu lañ tàmbalee woon seeni njaay jamono jooju ñu ngi dippee seen bopp Gold Quest mais ci États-Unis boobu noonu da leen fa teg ay daan loolee tax ñu daw ci yeneen réew di utiliser même méthode bi ñu doon def États-Unis ci noonee lañ demee ay Inde ay Dubaï ak ay yeneen réew ngir mën fa développer seen activité. tey entreprise bi mi ngi fii ci continent bu Afrique dëkk yi ñu njëkk a intervenir mooy ay Ouganda Kenya Rwanda te bi ñu fay ñëw dañ doon proposer ay produits yoo xam ne nee nañ day protéger nit ki ci jàngoro bii di sida mais après réewum Rwanda moom jël na ci ay matukaayam gannaaw bu ñu defee ay enquête QNET dañ ko dàq ci dëkk boobu noonu muy Rwanda gannaaw ñaawteef yi ñu fa def naxaate yi ñu fa def loolee tax QNET di daw làqu ci yeneen i réew yu ci mel ni Côte d'Ivoire Burkina Faso ba lu yàggul dara fii ci Sénégal ndax nañ fi ay ndaw yu bari parce que ñoom li tax ñu yéeme mooy jamono ji seen politique mooy viser dëkk yi nga xam ne dañu néew doole maanaam dëkk yu pauvre yi dëkk yoo xamante ni nit ñi dañu bëgg a tekki ci nu mu gën a gaawee parce que bu ñu jëlee fii ci Afrique boo fi ñëwee wut ay vendeur ne leen yéen jéem leen wut tamit yeneen jaaykat ñooñu automatiquement dañuy daw wax ko seeni xarit wala wax ko seen famille te ñooñu automatiquement dañuy adhérer ci projet bi ñu ci bëri dañuy leb pour jënd ci produit QNET yi te finalement fu ñuy mujj mooy daanu parce que seen système boobu noonu du système buy woy dañ koy appliquer pour benn temps rek après projet bi daanu ñu daw dem ci beneen réew.
boo xoolee QNET ni muy fonctionné ñoom xalaatuñ sax yàgg ci réew maanaam di fi toog ay ñaar fukki at ay diir bu yàgg déedéet parce que projet la boo xam ni comme ni ma ko waxee sànq du lu yàgg ab diir la bu gàtt boo xam ni dinañ mën di attirer ay vendeurs pour écouler seen produit rapidement. bu ñu ñëwee bees ci réew dañu am méthode bu efficace boo xam ni moom la ñuy teg en place la ñuy njëkk a def mooy organiser ay réunion d'information ci hôtel yi réunion yooyu noonu mooy tax ñu attirer seen premier clients yi premier vendeurs yi ci réunion yooyu noonu lañ koy amee ñu proposer leen ay tarifs yu yomb léegi bu ñu recruter premier vendeur yooyu noonu jaaykat yooyu ñooy def di des ci liggéey bi maanaam ñoom dootuñu recruter di mais jaaykat yi nga xam ne ñoom recruter nañ leen ba pare ñooy dem seet yeneen i jaaykat pour attirer leen pour que ñooñu jënd produit QNET yi. léegi ak xaalis bi ñuy dajale ci doomi aadama yooyu noonu automatiquement bénéfice yi du toog ci réew mi dañ koy yóbbu bitim réew directement parce que dañu am ay avantages bu ñu ñëwee ci réew dañuy nax njiitu réew yi ne leen dañu ñëw pour wutal ndaw yi xëy tey ñëpp xam ne ni président bu ci nekk emploi des jeunes mooy sa priorité donc bu amee benn entreprise bu ñëw proposer la loolu da nga koy jox ay privilèges donc ñoom ci loolu la ñuy profité am ay bénéfices rapidement yóbbu ko bitim réew dara du fi des. actuellement nag société bi am nañ méthode yu efficace pour gérer seen communication boo xoolee internet lañuy ëpp li ñuy communiquer doo leen gis ñu def publicité ci rajo ci télé wala ci journaux yi jamais ay blog la ñuy créer ay page yoo xamante ne nii ci la ñuy mën di waxtaanee ak doomi aadama yi di teg ay stratégie fépp fu leen nar a yàqee seen der ñu am ñu leen di tontul pour ne ñun génn nañ ci jaar nañ ci projet bi pour tekki alors que loolu lépp dara nekku ci dëgg. donc am nañ doole am nañ stratégie yoo xam ne ñi ngi koy teg ci biir réew yi ak plan de communication bu doy waar ci internet ba pour déceler leen day jafe te ñuy veiller ci plateforme yi yépp fépp fu ñu nar a yàqee seen der rek ña ngi fag seeni ndaw di tontu di joxe ay justification di setal seeni der. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu jagleeloon ko société bii di QNET nekk biir Sénégal te ndaw yu bëri am ci yaakaar bu tas gannaaw ba ñu engagé woon ci seeni projet yaakaaroo ni buñ ci jaaree dinañ mën a am li ñu bëgg ci yoonu tekki loolee tax nag ñu def ci ab vidéo pour alerter yenn ndaw yi nga xam ni bëgg nañ sóobu ci projet yu nu mel ñu xam li leen di xaar laata ñu ci engagé wu. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox di daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.